asalaamaaleykum ñoo ngi leen nuyu waa Thiès yëpp waa département de Thiès maa ngi nuyu Benno Bokk Yaakaar bi nekk ci Thiès yëpp di jiital ci nuyoo Benno bi Seynabou Ndiéguène mi nekk la responsable des femmes ñun jigéen ñëpp tàllal ko loxo àndandoog moom fii ci Thiès di liggéey pour jàppale président Macky Sall kon tey Benno bi mouvance présidentielle bi yëpp ñi ngi ànd ak moom di ko tàllal loxo ci lii ñu jëm. bis bi ñu jëm nag mooy journée de solidarité ak paix bi ñu organisé ndax li ko waral ren dañ daan organiser ay conférence at mu nekk mu di ko taxawee di def ay biyam màkka ñu di ko taxawee ren nag ak Covid 19 bi fi jaar kenn ku nekk xam li si nekk loolu moo tax tey waa mu ñëw taxawal ni dafa bëgg a def ay denrées jàppale ko néew ju doole ji tey nag sama président Abdoulaye Dièye président du mouvement Siggi jot na seen xarit seen càmmiñ seen góor seen àndandoo moo yónnee ci yéen tey jox leen 3 tonnes de riz 50 litres d'huile boole ko ak délégation man Adja Marème Diop la responsable des femmes ma indi ko ak Virginie Tine sama secrétaire général Ndeye Ndiaye Diaw sama chargé de communication sama responsable jeune ñëw na waa permanence bi ñëpp ñëw nañu ndax dañoo kontaan di ko xeeb nag di tàllal président Abdoulaye Dièye loxo di ko wax ne ko jigéenu Thiès tàllal nañ la loxo kon loo def ci ñoom rek doyul loo def ci ñoom rek bu dee benn boo ko mënee na nga ko yokk mu nekk fukk parce que Thiès rek a la ñor te ñoom tamit Thiès rek a leen ñor. maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Bambika nekk fii ci département de Thiès bokk arrondissement Thiénaba commune bu Ngoundiane daanaka danga naan teewal fi département bi yëpp ndax les 12 collectivités locales du département ñi ngi fi ci organisation bi bokk ci. ma bokk tamit ci comité consultatif ndax li tax ma di ko wax mooy organisation bi dafa jóg doonul politique kese ndax dañoo organiser bépp femme de développement boo xam ne mi ngi ci biir département de Thiès bokk tamit parti AFP bi nga xam ne le président Moustapha Niasse moo ko jiite. kon ñu am mbégte lool ci suñu càmmeñ suñu xarit Abdoulaye Dièye wax dëgg yàlla gis nañ taxawaayam fii ci Thiès ndax dañuy suivre ay actions dañuy suivre ay taxawaayam kon am nañ ci moom mbégte am ci moom kontaante ndax bi ñu jàppee journée bii ñu waxtaan ne que dañuy def journée solidarité et partage ngir ñun jigéenu département de Thiès dénk ko suñu xarit suñu doomu ndey Seynabou Ndiéguène mi muy coordonné femme département de Thiès vraiment kon Abdoulaye Dièye bu ñëwee feeluñu ci lii ñun dañuy am mbégte ci moom di ko jaajëfal di ñaan yàlla rek lépp loo xamee ni ñàkk na ko ci bés bi ak weeru koor wi ñu taxaw yàlla na ko yàlla fulal ay junni. ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam man la Diégay madame Niang responsable APR Thiès Nord may nuyu ñëpp di gërëm ñëpp may yore commission sociale ci directoire bi ñu teg di war a organiser une journée de solidarité à Thiès ñuy gërëm suñu càmmeñ suñu mag suñu rak di le président Abdoulaye Dièye président du mouvement Siggi jot na di ko gërëm di ko sant di ko wax ni il n'a pas dérogé à la règle ndax nag jigéen ñi lu ñu mës a organiser dem seeti ko moo ca gën moo ca gaaw di remercier aussi délégation bi mu yabal Marème Diop la présidente des femmes de Siggi jot na jiite ko may bañ a lim di juum rek di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu teg ko ci loxo délégation bi mu àndal yëpp Abdoulaye Dièye remettre nañu un don de 3 tonnes de riz ak 1000 litres d'huile ñi ngi koy remercier bu baax a baax di ko wax ne ko li mu bëgg moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal ci ni muy jàppalee jigéenu Thiès ak di taxawoo jigéenu Thiès. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu jotaay bi lii yëpp boo leen ko gisee tey jii ginnaaw biñ ci santee yàlla julli ci yonent bi ñu ngi koy dañ ko sàkku ngir journée d'action sociale bi ñuy waajal fas yéene ko def le 1er mai ci auditorium bu Thiès loolu nekk nag idée jigéenu Thiès
jigéenu Benno Bokk Yaakaar kenn desul c'est une organisation boo xamante ne bii ñi ngi koy def dans une communion totale jigéenu Benno Bokk Yaakaar sans distinction de parti ou de quoi que ce soit ñoo ko bokk di ko def amul benn boddi boo xam ne bii def nañ ko benn jigéen bu nekk Thiès amul benn kuréel bu ñu bàyyi amul benn association wala entité boo xam ne bii des na gannaaw ñëpp ñëw nañu wuyu si ñu nekk ginnaaw Seynabou Ndiéguène jàppoo nekk benn dank rien que pour la réélection du président Macky Sall Thiès bëggul des nekk en reste donc ñi ngi gërëm képp koo xam ne kii dugal na ci loxoom képp koo xam ne kii dugal na ci alalam ñoo ngi ko ciy gërëm président Ablaye Dieye du ma ko répété waat nit ku baax il faut muy def lu baax li mu xam rek la def mbaax la xam ci la juddu moom la jëfe mais ñi ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom di ko gën a ñaax di ko gën a mënloo di ko gën a defloo. asalaamaaleykum yéen jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar ñi ngi rafetlu taxawaay bi di gërëm ñëpp di wax ni man Fama Aïdara responsable APR chargé de la communication au niveau de taxawu jigéen man maa taxaw fii di wax ak yéen tey sama yaram dafa daw tey bi ma taxawee ci buntu permanence bii nga xam ni mooy permanence su Benno Bokk Yaakaar laa ko tuddee permanence su mouvance présidentielle lii sama xel daf maa yóbbu ci keroog bi Covid bi méttee le président son excellence Macky Sall wàccee ceeb bi rek wàcce dëwlin ji wàcce macaroni bi wàcce lépp loo xam ni xeetu lekk la nit soxla ko mu fas yéene cee dimbali askanam lu ni mel rek la Ablaye Dieye def tey jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar mouvance présidentielle bi yërëm askan wi bëgg a jaar ci tànk yi son excellence le président Macky Sall jaaroon ñu ni at mu nekk dañ daan def conférence religieuse mais cette fois-ci dañuy def journée de don pour dimbali son excellence ci askanam fi nga xam ne loxoom mënu faa yegg tànkam mënu faa yegg ñun jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar yi ñun la mouvance présidentielle ñu yeggale ko fa bi ñu ko sasee nag dañoo seeti sunu càmmiñ seeti sunu xarit seeti ku dëkk Thiès te dëkkantuwul Thiès wane boppam ci Thiès à tous les niveaux ci social lii rek moo koy firnde ndax bi ñu demee ba mëbët ko lii ñu bëgg a def Ablaye Dieye desul ginnaaw wane na boppam wane na ni Thiès a ko soxal wane na ni Thiès a ko ñor wane na ni jigéen ñi ay jigéenam lañu te fu ñu xëyee mu gonte fa raison pour laquelle tey lii xam naa ni Mariam asaka yéeneem la parce que bi Covid bi ñëwee ñëpp déggoon nañ ko ci activité à Thiès muy def lu nekk pour nit ñi askan wi am jàmm kon au nom de la présidente de la coordinatrice Adja Seynabou Ndiéguène yéen ñi ko indi Mariam ñi ngi lay sant di la gërëm di gërëm toute la délégation qui t'a accompagné di wax ni Seynabou mi ngi lay yóbbante nuyoo di la yóbbante ngërëm di la yóbbante cant ci sunu rakk jooju sunu càmmiñ li Ablaye Dieye. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu jigéenu mouvance présidentielle ñi fi nekk ñëpp di nuyu waa Siggi Jotna yi ñu fekk ci tey te bokk mouvance présidentielle di nuyu son président Abdoulaye Dieye liñ naan def na lam daan defati Abdoulaye wane na ni Thiès a ko ñor wane na ni Sénégal a ko ñor ndax ku ci nekk gis nga ci koor gi dañoo ne ñun action sociale la ñuy def bañ ci waxtaan ak moom ak waxtaan ceeg ñépp ñu mel ni moom tey mu xëy seeg jigéen ñi nii xam ni président lu ko soxal lu soxal mooy li soxal askan wi xam na ni moom suba ba ngoon jot Abdoulaye Dieye bu Siggi Jotna ci lay xëy voilà lii mooy preuve boo xam ne lu leer nañ donc Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm man nag su ma lay gërëm dañu lay gërëm au nom de toutes les femmes de la mouvance présidentielle ñu ngi lay gërëm aussi au nom de tous les leaders de la région du département de Thiès bàyyiwuma les maires des 12 localités yoo xam ni bés bu nekk sa loxo ngi fépp bàyyiwuma les 3 communes d'arrondissement
ak xam ni bés bu nekk amoo zone boo xam ni yem nga fa zone yëpp nga transcendé ñu lay gërëm au nom de notre coordonnateur le ministre d'État Augustin Tine di la gërëm si au nom de Siré Dia di la gërëm au nom de Abdou Mbow Demba Diouf tous les leaders ak sunu ñaari honorable députés yi Fatou Sène ak Maymouna Sène ak tous les leaders yu xam ne nekk nañu ak yow région de Thiès te bàyyi la xel lool ñu ngi lay sant di la gërëm parce que li ñuy def nii ci koor gi dugguñu ci lu dul seet les couches vulnérables jéem a fexe fu tànku président egg jotewul ñun ñu eggaleel ko fa ñun ñi xam ne ñoo dëkk ci gox-goxaati ci localité rawatina ci localité Thiès. Abdoulaye encore une fois ñu ngi lay sant di sant aussi par la même occasion sunu ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop démb elle a reçu les femmes woon moo jël un appui conséquent boo xam ni tamit boole ko jox ko jigéenu majorité présidentielle bi xam ni lu ñu nekk mi ngi ci ak ñun. Donc di leen sant di leen gërëm le temps que ñu jotaat yeneen dons yi mën ci communiquer. di nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant comme ni ko sunu chargé de communication waxaa léegi Adja Fama Aïdara defe naa ni Sénégal dégg nañu appel bi nga xam ni moom la président de la République wax que ni comprendre na li nga xam ni moom la population bi def bu yàggul comprendre na message population bi loolu moo tax toutes les femmes de Thiès se sont mobilisées. bugg a def une journée de solidarité et de partage et d'entraide ci seen biir nga xam ni ñëpp a ci bokk jullit yaa ngi ci chrétien yaa ngi ci ñëpp a ngi ci 18 villages yi nga xam ni ñoo nekk ci Thiès nga xam ni chrétiens yi foofu lañ nekk ñoom ñëpp mobiliser nañu ñëw fii ak seen représentant ñëw ànd ak ñun journée de solidarité bi nga xam ni ñu ngi koy def ci weeru koor bi parce que ku nekk xam na ni Covid 19 bi dafa laal jigéen ñi surtout. parce que jigéen ñi ay femmes de développement lañu dañuy dem lebi ci banque yi di liggéey mais Covid bi tax na ñu toog ci kër yi ba nga xam ne seen lépp loo xam ne ñu ko doon liggéeyee yàqu na ndax saay na ñun nag nga xam ne ñun seen i nattangoo lañu ñu nekk ci biir Thiès surtout ñun bàjjanu gox yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Thiès ñu mobiliser wu derrière son excellence monsieur le président de la République fekk si ko ci message bi nga xam ne envoyé wax na ko mooy nan jàppale population bi parce que population bi sonn nañu parce que boobu mënul egg fenn fépp mënul egg ci goxaat yi ba ci suuf moo tax ñun ñëpp ñu mobiliser wu di ci woo jigéen ñi Thiès yëpp di wax ni Fama Aïdara wax na lépp wax na ni bis bi le 1er mai la ñu koy defee ci auditorium bu Thiès di ci woo waa Thiès yëpp. Jigéen Derviche adjointe maire de la commune de Pout ñun ñu féetewoo ci département bi aussi je lance un appel à toutes les femmes du département ñi nga xam ne ñi ngi bokk ci mouvance présidentielle bi di leen wax ne le bis boo xam ne la journée de solidarité la d'entraide journée boo xam ne la nag dañoo xool ne dañoo jugee fu sori mais pandémie bi laal ñëpp ñu ne nañu defee autrement et cette fois-ci autrement bi mooy di ñu wët ay ndimbal dajale ko dem ci gox-goxaat yi jox ko ci sunu naataango yi fi nga xam ne comme niñ ko waxee son excellence le président Macky Sall loxoom eggu ci waaye nag li ci gën a neex dañ ci ànd ak sunu sœur Adja Seynabou Ndiéguène moom mi nga xam ne moo def pusoom ñaw commune ñaw département boole ñëpp kon moom dañ koy sant moom mi nga xam ne moo tax tey jii nga ñëw fekk fi commune fekk fi département fekk fi les femmes chrétiennes fekk fi ñëpp mu boole ñëpp bàyyiwul kenn kon nag ñun itam duñu bàyyi kenn au niveau de nos localités ñi ngi woo képp koo xam ne yaa ngi ci bennoo képp koo xam ne femme nga ñi ngi lay woo ci bis bi le 1er ci éditorial koo xam ni dem nañu gis la ko ngay autorité mooy sunu autorité départementale muy monsieur Augustin Tine moom mi nga xam ne moo validé lii ñu nekkee kon dañ koy sant di ko gërëm di sant ñëpp di sant nag sunuy responsable yi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi ci commune bi man maa ngi nuyu 12 maires yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi kenn ku ci nekk ñi ngi lay lancer un appel di la wax ne say jigéen tey ñoom ñoo organiser ñi ngi leen di woo ñoom itam woo ñëpp ñi nga xam ne la main dans la main ci la ñu mën a am esprit de solidarité la main dans la main ci la ñu mën a yóbbu Sénégal fi ko son excellence bëgg wasalaam merci beaucoup. waaw man la Dieynaba Diallo responsable politique PIT bokk ci directoire départemental des femmes de Benno Bokk Yaakaar Thiès te ñuy taxaw jigéen topp li nga xam ne président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall da koo def ci biir Sénégal te ñëpp di ko gis mu jàpp askanu Sénégal jàppale leen ci li nga xam ne ci dund
bi pandémie bi ñëwee ñun nag ay jigéen la ñu am sunu wàll di am temps wu organiser di am temps wu mobiliser ndax poursuivre volonté politique président de la république mooy jigéenu Sénégal famille Sénégal askanu Sénégal soppi doxin soppi nekkin mën a topp seen diine mën a topp seen askan mën a taxaw ba nga xam ne dinañ liggéey bi war moo tax tey ñun directoire bii nga xam ne madame Seynabou Ndiéguène mooy coordinatrice bi jël initiative ne nan organiser ci mois de Ramadan bi une journée de paix et de solidarité et de partage def une action sociale pour le Ramadan jënd ceeb jënd dëwlin jënd loo xam ne famille yi dinañ ko mën a utiliser pour ñu dimbal leen ko néew gi doole ji néegi doole nag boo leen déggee mooy jigéen ñi mooy handicapé yi mooy sunu responsable jigéen yi nga xam ne dañoo taxaw di mobiliser di bëgg a traduire en acte la volonté politique du président Macky Sall ñooñu ñoo tax tey ñu war leen a mën a dooleel ba nga xam ne dinañ mën a def seen politique ci seen base yi di remercier nag président de la république monsieur Macky Sall ndax nag mooy sunu patron moom lañ déjee sunu journée bi muy au patronage de son excellence monsieur Macky Sall déjee ko ki nga xam ne mooy sunu ministre d'État directeur politique coordinateur départemental ministre Augustin Tine nag te bàyyiwunu benn yoon mu jàppale nu nag dooleel nu taxawul nu ànd ak ñun ci bis bi ba mu war a sotti ki nga xam ne mooy le premier vice-président di honorable député Abdou Mbow moom it taxaw jàppale nu sunu bis bi ki nga xam ne mooy le président Idrissa Seck président du conseil économique et social environnemental nekk njiit ci biir réew mi jàppale nu moom ak ay ministre am ki nga xam ne mooy ministre Ndeye Saly Mata Diop Dieng di ministre de la femme et de la famille moom it jàppale nañu sunu bis bii ba mu rafet ki nga xam ne mooy le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique mi monsieur Antoine Diome moom it jàppale nañu sunu bis bii ba mu rafet ki nga xam ne aussi mooy ministre Aminata Assome Diatta moom it jàppale nañu sunu bis bii ba mu rafet ministre Alioune Sarr ministre du tourisme et des transports aériens jàppale nañu sunu bis bii ki nga xam ne aussi mooy ministre Yankhoba Diattara ministre de l'économie numérique jàppale nañu sunu bis bi sunu PCA yi nag bàyyiwuñu leen benn yoon te bàyyiwuñu benn yoon ndax nag fan ko doon awale rek lan ko doon awale muy le président conseil d'administration de la LONASE monsieur Siré Dia ki nga xam ne nag bàyyil waa Thiès waa Sénégal waaw ministre docteur Ndiaye moom it jàppale nañu ba mu jeex ki nga xam ne nag wax dëgg yàlla daa yàgg a béy ci waar wi moom it jàppale nañu ki nga xam ne mooy ministre nag conseiller Demba Diouf ki nga xam ne suñu responsable politique la nag na bokk ak moom ouest gi te mësunoo bàyyi benn yoon moom it mi ngi fi waaw jàppale nañu ba mu taxaw le président Abdoulaye Dièye président siggi jot na wàcc fi ay toni ceeb wàcc fi ay butéeli dëwlin ay xandi dëwlin yëpp pour sunu bis bi rafet kon président Abdoulaye Dièye ñi ngi koy sant di ko gërëm xale la nag wante xale bu neex a bokkal ndab la na xale la boo xam ne dafa yàgg a jàppale waa Thiès jàppale jigéenu Thiès ñun sunu doom la wante nag bu nu yaayewul woon tim duñ ko def wante nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla li mu am ci li mu bëgg ci politique yàlla ba mu ragal yàlla na gis lépp lu baax sunu ministre bu jigéen bi nag ki nga xam ne nag mooy madame Ndeye Tické Ndiaye Diop mu nekk ambassadeur ñu affecté ko sa Brésil wante nag baxul ne damay dem dong bàyyi leen yéen jigéenu Thiès bàyyi sama rakk yi daa ñëw jàppale nu jox maa leen di nuyu di yokk rek ci li njaboot gi wax duma ci dellu siwaat ñoo ngi nuyu autorité yëpp di gërëm ñëpp tey nag journée bii ñuy def day journée bu am solo mu journée de solidarité d'entraide nee nañ dañuy lijjanti lu ñu am seet ñi ko gën a soxla ci suñu nawlay jigéen ñi ñu jox leen ko ñu di ci woo ñëpp nag di gërëm ñi ci joxe ñëpp ndax gis nañ leen autorité yëpp ñoo ngi leen di gërëm ku nekk li nga war a def ngeen
ñoo ngi gërëm Talla Sylla maire Thiès ndax wax dëgg yàlla bàyyiwu jigéen ñi benn yoon lu mu war a def rek mi ngi déglu soo ko wooyee mu ñëw disponible na kon yàlla na ko yàlla fay waaye man tam en tant que sage maa ngi leen di gërëm yéen ñii ñëpp bàyyiwuma kenn ndax nii ngeen def ren daan na rafet mais dafa gën a rafet dafa gën a rafet ndax dañ daan def conférence kii conférencier nii kii conférencier nii mais ren yàlla dimbale nañu ba ñun ñëpp dañoo ànd def ko benn conférence lu ñu am dimbalante ko suñu biir kon yàlla na nu yàlla jàppale. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu yéen ñi fi teew yëpp di nuyu waa directoire bi di kontaan di rafetlu seen liggéey di rafetlu seen taxawaay yàlla na yàlla fay leen te bu leen fayee yàlla na ko yàlla ful ndax nag wax dëgg yàlla lii moom lu rëy la lu am solo la waaw lu am solo loo xam ne lii la Seynabou Ndiéguène woo jigéen ñëpp kon ñëpp ko ci war a taxaw wuyu ko ci di sant di gërëm képp koo xam ne kii dugal na ci loxoom di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fay ndax nag benn fepp ceeb nga yëkkati ko jox ko doomu aadama yaakaar naa ne loolu kenn mënu koo fay kon yàlla mi am pay ñu yaakaar ko ci moom yàlla na ko yàlla fay di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa directoire bi surtout waa directoire bi ñu ko Seynabou Ndiéguène mi ko jiite ak ñu ko sos ñëpp yàlla na yàlla jàppal leen yàlla nañu ko yeggal commencé bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye suñu góor di Macky Sall son excellence suñu président ñu yeesalaat suñu confiance ci moom ñoo ngi ko ciy woo bu baax ñoo ngi ko ciy woo li ñuy xaar ci moom nag bari na ndax Cees kat ñëpp ngi ñuy déglu ndax lii bi ñu ko yëkkatee muy lu yaatu kenn ku ci ne am nga cofeel rax ci dolli am nga coono boo xam ne bii yaa ngi toog lu yaakaar kon nag président ñoo ngi lay ñaan nga dugal ci sa loxo ba nga xamante ne fi ñu bëgg mu yegg fa ak yaag sa soxna ngeen dugal ci seen loxo ba nga xam ne fi ñu bëgg mu yegg fa yàlla na ko fa yàlla weesale. donc asalaamaaleykum directoire Benno Bokk Yaakaar bi nekk ci département de Thiès ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu ñi nga xamante ni ñooñu tax a dajaloo tey muy madame la présidente madame Seynabou Ndiéguène moom mi nga xamante ni bàyyiwul chrétien bàyyiwul musulman moom mi nga xam moo boole département de Thiès ci jigéen ñi ñu ngi koy gërëm di ko sargal bu baax di ko jox ay wàccuwaayam ba mu mat. su ma jógee ci loolu nag dañuy wax ci li ñu tax a jóg tey muy préparation journée de solidarité et de partage bi nga xamante ne bii moom mooy nekk le 1er mai à l'auditorium de Thiès di ci woo ñëpp di woo département bi yëpp di woo chrétien comme musulman dañoo bëgg nag ñëpp teew ndax dañoo seetlu ni Seynabou Ndiéguène bii mooy énième activité bi nga xamante ne bii def na ko ci au niveau du département de Thiès. parce que daan nañu def ay conférence religieuse muy invité catholique yi benn conférence boo xamante ni bii jox nañu billet Rome ba ñu on a bénéficié d'un billet de Rome te loolu yëpp ñu ngi ko koy gërëmee muy madame Seynabou Ndiéguène ci loolu nag tey jii dañoo bëgg a def une journée de solidarité et de partage loolu dafa fekk si rek ñun ñi catholique yi parce que def nañ ko au mois de février bi ñu amee suñu carême bi au mois de février dañoo séddale ñi nga xamante ni lii mooy ay denrées suñu mbokk musulman yi yaakaar naa ni waa Medina Fall ba ma dëkk bi ma jógee ak ñeneen gox yëpp par exemple bu ma xoolee sama gox yaakaar naa ni ñu jox ci musulman ñoo ëpp li ñu jox ci catholique yi te loolu c'est un plaisir pour nous dafa nekk loo xamante ni bii dafa sax ci Sénégal parce que on veut dire que dialogue islamo-chrétien c'est une réalité à Thiès te ñu ngi koy doxal ba mu mat sëkk. donc ci loolu daal vraiment ñi ngi woo ñëpp di gërëm ñëpp tamit ñi nga xam jàpp nañ ci bés bi li ko dalee président de la république ba ki gën a ndaw yaakaar naa ni monsieur Maodo Malick kenn du ko bàyyi ci ginnaaw ndax def na ci lu xamante ni lu am solo la di ko remercier bu baax a baax ci taxawaayam ci biir Thiès di remercier aussi notre frère monsieur Augustin Tine parce que mun ñu koo ñàkk gërëm mun ñu koo ñàkk tamit tudd Augustin Tine nekk na koo xam c'est un unificateur ci au niveau du département boole na ñëpp vraiment ba ñëpp nekk benn say ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla mu gudd fan lool te mu ànd ak wér vraiment li ñu bëgg daal mooy chaque année ñu koy pérenniser parce que lii vraiment c'est une
activité boo xamante ne bii warul des tey te yaakaar naa ne at bu nekk dinañ ko defaat ndax mën a vraiment def li nga xamante ni moom la monsieur le président de la république bëgg parce que loxoom mënul xej ba ci gox-goxaan yi kon boog merci à Seynabou Ndiéguène li mu xalaatee journée de solidarité et de partage bi ñu def ko au niveau du département de Thiès ndax ñu mën a laal la couche la plus vulnérable vraiment ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di woo ñëpp nag le premier à l'auditorium de Thiès musulmans comme chrétiens jeunes et adultes ñëpp nañu taxaw bu ci yàlla àndee ñu taxaw nekk benn say ñu daal di sargal weer bi nga xamante ni c'est le mois béni du Ramadan lépp luñ ci ñaan yàlla mën ñu koo dolli ay yiw ci biir département de Thiès ak ci biir Sénégal gi yëpp. merci beaucoup salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen baal àq di leen baalu àq ci weeru tedd wi ñu nekk muy weeru koor wi. di nuyu sama mbokk jigéen ñi teew fii yëpp di leen jaajëfal ñoom ñëpp ci seen taxawaay ak ci seen Pastef depuis ñu commencé journée bi ñu dëgmal boobu ba léegi ñu ngi ci ànd ak Pastef bu am solo ñoom ñëpp ku ci nekk heure boo xëyee yaa ngi fii ci permanence bi pour xool nan la ñuy mën a def ba jàpp ci ba journée bi gën a mucc ayib. di nuyu Seynabou Ndiéguène moom muy coordonnatrice bés bi ñuy dëgmal laal na ci couche yu bëree bari. ba gis nañ ñu taxawaay bi ci son excellence am mu jël ay vivres ak ay yu bari di ko jàppale askan bi te ñun ñu gis jéeg dañ daan jël ay billets Màkka jox ko ay nit ñu dem Màkka wala ñu wut ay billets Rome jox ko suñu mbokk chrétiens yi ñu dem mais comme contexte bii ñu nekk ñu ne dañ koy def ay vivres ak ay enveloppe jàppale ko nit ñi kon duñ def lu dul remercier tamit ñuy jàpp ci journée bi yëpp comme sànq rek madame Dieynaba Diallo listé na ko mais liñ naan ko lim juum dafa am ñum ci fàtte ku mel ni Maodo Malick nee nañ jàpp na ci ak docteur Pape Amadou Ndiaye jàpp na ci ak Papis Ndoye ñoom ñëpp jàpp nañ ci di ci woo ñëpp nag di ci woo suñu yaay maire Seynabou Mar ndax xam na ne Seynabou Mar moom lépp luy jëmale Thiès kanam bi ngi ci lépp lu président Macky Sall soxla rek boo gëstoo gis ko ci moom it ñu ngi koy woo ci suñu bés bi ak monsieur Malay voilà jàpp na ci bu baax a baax ak monsieur Maguette Seye jàpp na ci bés bi vraiment ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla rek mu lafal ñu cat musal ñu ci seytaane ba ñu àggale lii ñu mbébét ci barke Seydina Mohamed. may introduire rek ki nga xamante ni mooy le bras droit de son excellence l'ambassadeur Maguette Seye ndax moom lu mu nekk ñun ñu ngi ci ndax cër bi mu ñu jox. du def loo xamante ni daf ñuy ump moo tax bi mu envoyé François dana ko àndal ak sama frère yi sama rakk yi sama xarit yi ngeen def délégation ngeen dem ngeen yóbbul ma sama participation ci jigéen ñi Maguette Seye seen càmmiñ seen xarit moo ñu yabal délégation bi kon damay jox François mu wax li ñu fi indi joxe li ñu fi indi bu ko defee ñu mën a yeewee ko. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu sama yaay yi ma fekk sama sœur yi. waaw di nuyu assemblée bi ñëpp di leen wax ni tey tout d'abord bala may commencer dara dama leen di ñaanal koor ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabil alamin tey nag su ma ñëwee gis mbooloo mu toll nii daf may kontaan ñëwee fi ci turu son excellence El Hadj Maguette Seye mi nga xamante ni li mu waxoon bi mu fiy jógee picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf ku ne xam na ne El Hadj Maguette Seye vision président Macky Sall rek la gëm moom rek lay déglu moom la gëm. ku nekk xam na ko tey nag su ñëwee yónni ma ànd ak sama frère yi nii mu def benn enveloppe boo xamante ni mi ngi toll ci 1 million jàppalee ko femmes yi nga xamante ni nii dañu am vision gëm le président de la république liggéey rek Thiès ñor leen ku nekk xam na ne El Hadj Maguette Seye doomu Thiès la Thiès rek lay safoo Thiès rek lay tiitaroo di leen wax ni ba ci Covid bi loxo musul jóg ci biir dëkk bi ba ci pas plus tard que ñi nga xamante ni nii yàlla na leen yàlla yërëm génn nañ fii àdduna ku ci nekk yabal na ma ak délégation bi ma àndal ñu dem jaale ko di leen wax ne El Hadj Maguette Seye nee na mi ngi leen di gën a tàllal loxoom di leen wax ni yéen ay sëram ngeen ay xaritam ngeen càmmañam ngeen lépp lu ngeen xewle mi ngi ci biir mi ngi ànd ak yéen di jaajëfal ñëpp wasalaam.